mbokk yi asalaamaaleykum daal di nañuy rek jot ci jotaayu pencum Senelec fas yéene ci ànd ak yéen lu war a toll ci benn waxtu juróom-ñeenti waxtu lañ koy daal di nag door juróom-ñaari waxtu dem juróom-ñetti waxtu tey ji nag di amaat mbégte mbokki auditeurs Sud FM seen rajo 98.5 Dakar ba ñi nekk itam ci région yi fas yéene ci nag penco ki yéen tey ji nag ñu fas yéene dalal kenn ci waa Senelec di wuyoo ci turu Frédéric Didier Sady Bassène moom moo nekk chef département relation clientèle ak innovation ca direction commerciale tey jii nag ñu fas yéene ko nuyu dalal ko Frédéric Didier Bassène ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Adama. waaw Sud FM tey jii yow la am comme gan yan kàddu ngay daal di nag jagleel auditeurs yi. donc Adama salaamaaleykum donc di leen gërëm yéen waa Sud FM d'abord ñu leen di tijjilee seen bunt pour ñun waa Senelec ñuy mën a waxtaan ak suñu clients yi ak askanu Sénégal. di nuyu bépp auditeur Sud FM bépp client Senelec ak tamit askanu Sénégal bi. di nuyu tamit suñu ay kilifa. tàmmale ko ci sama directrice commerciale. madame Ba suñu secrétaire général tamit ak suñu directeur général. kii di Papa Mademba Bitey. waaw tey jii nag Bassène ni ñuy waxtaane xam naa dina sax tuuti diggante joola ak séeréer mooy li ñuy wax wàllu facturation jamono ji ñu daal di nag gis ne jamono tàngoor gi dafay faral di jur lu bari ci xeetu ñaxtu facture yi yéeg ak yu mel noonu moo waral ñu koy waxtaane wàllu facturation ci ñi nga xam ne ñooy consommer wàllu énergie facturation Bassène bu ngeen ñu ko doon expliquer pour mu leer naka ngeen koy defee lan mooy facturation. waa Adama facturation boo ko déggee. dëgg la ci kàllaamay tubaab la. waaye rek mooy tëddalin yi nga xamante ne Senelec teg na ko. pour mën a xam client bi li mu lakk ñaata la ci wàllum xaalis. donc loolu mooy facturation. waaye tamit boo gisee tëddalin yooyu nag. du Senelec moom moo koy décidé. am na nag yeneen kii yi fi nekk. yi nga xamante ne. ñoom ñooy wax Senelec. lan nga war a facturer ak nan nga ko war a facturer. su boobaa nag Senelec loolu. tëddalin yooyu nag Senelec da koy jël. doo ko dugal ci ay système am. ay système informatique am. ndaw yi càmbar ko. xool. ba loolu yëpp jaar yoon nag. ñu doog a mën di facturer. facturer nag fu muy tàmmalee. maanaam foo nga xam li ngay facturer. maanaam li client bi lakk. loolu la ñuy facturer. su boobaa nag mun nañ wax ni facturation. mi ngi tàmmalee ci dem jëli li ñuy tuddee index. maanaam li compteur bi di marqué. waaw su ko defee. boo ko amee ba pare nag. loolu faaw nga dugal ko yow sa système maanaam ci say machine. boo ko dugalee ba pare nag. système bi nag am na lu muy def. maanaam day saytu ndax yow li nga ko jox. jaar na yoon wala jaarul yoon. bu jaaree yoon mu jàll bu fekkente nag jaarul yoon système bi nag nga la ne attention saa waaye lii demal xoolaat ndax li nga ma jox nii méngoowul ak yow li nga bëgg ci facturation bi. su boobaa dañuy yebalaat ndaw yi ñu delluwaat ci clients yi. vérifier waat li ñu fa jëloon ndax mbaax na am déet. loolu yoon nag bu jeexee ñu doog a nag jàll ci facturation bi génnee facture bi nag doog a yebal ay ndaw ñu dem di ko distribuer ci kër yi. waaw léegi ma bëggoon la laaj itam facture yi nee nga du Senelec mooy ñëw rek fixé ko Senelec ak kan wala ñan ñoo koy digal. ñi koy digal nag fii Sénégal mooy li ñuy tuddee commission de régulation du secteur de l'énergie. waaw client nag bu ñu faral di dégg CRSE. ñooñu ñooy digal naka la ñu nar a facturer ak lan la ñuy facturer. waaw fii ci Sénégal. fii ci Sénégal waaw ba léegi ñu laaj la wàllu nag facturation yi ñuy daal di nag am yan ñooy rek tarif yu wuute yi ñu mën a nemmeeku ci muy ci wàllu classique wala ci wàllu woyofal les différents tarifs maanaam. waaw na nekk classique wala woyofal. bu ñu xoolee daal mën nañ wax ni
ñaari catégorie maanaam mën nañ ko segg ci ñaari pàcc bi njëkk ba mooy client bi nu muy jëfandikoo courant bi maanaam ndax ci kër la wala day liggéeyee courant bi beneen bi mooy li ñuy tuddee puissance maanaam client bi ay appareil am doole yu muy laaj pour ñu mën a di fonctionner donc ci wàllum puissance nag dañu am puissance yu ndaw yi maanaam yoo xamante ni du ñu weesu 6 kilowatts waaw ak puissance yu ñuy wax yu yem yi yoo xamante ni dinañ dem 6 kilowatts waate du ñu weesu 17 kilowatts bu ñu jéegee nag 17 kilowatts yi nag ñu ngi ci puissance yu mag yi voilà ñu ngi ci puissance yu mag yi waaye yooyu nag am na yeneen service yi nekk seen yi nga xamante ne ñoom seen liggéey ci loolu kese la màcc moo tax tey ni ki tey ñun dinañ yem ci puissance yu ndaw yi ak puissance yu yem yi waaw maanaam client yi nga xamante ne seen appareil yi doole yu ndaw la ak doole bu yem waaw ñuy ñëw ci wàllu nag type facture yi gis nañ ne rek léegi su ñuy wax cycle normal cycle yooyu naka nga ñu koy expliquer cycle normal maanaam ci wàllu type facture yi mooy lan boo déggee ñu wax cycle normal mooy bu ñuy facturer mbooloo bi yëpp su boobaa da ngay gis ci benn koñ benn ndaw seen léegi ñëw di jaar ci kër yu bëri di jël index loolu yëpp bu paree tamit da ngay gis beneen ndaw ñëw indi facture yu bëri di dugg ci kër yi benn benn di ko joxe loolu boo ko gisee mooy ñu ngi ci cycle normal bi maanaam ñëpp la ñuy facturer ndoo n'est-ce pas bu ñu génnee ci cycle normal bi nag yeneen saay mu am loo xamante ne ay raté la maanaam mun nañ bañ a fekk compteur bi fekk kër gi tëju wala compteur bi am ay jafe-jafe wala leneen am si jotuñu ci index bi su boobaa nag dañuy génnee beneen facture boobu nag ci tubaab moom lay tuddee acyclique maanaam bokkul ci cycle normal bi wante ba léegi nag facture bi dañuy dem jëli index bi compteur baa ngi dox normalement ñu jël index bi ci compteur bi ñu facturer ko facture yooyu en général clients yi bu ñu ko jotee nag dañuy gis ni fan yi ngi leen facturer dee weesu ñaari weer maanaam 60 jours yeneen saa mu nekk ay 75 jours 95 jours ba jëm kaw 3 mois voilà léegi nag am na yeneen facture tamit yooyu mooy li ñuy wax ñun facture rappel de consommation loolu bu amee day fekk ni compteur bi yàqu na ñu toog ay fan kenn mënul jël index ci compteur bi ba ñu indi beneen compteur bu bees remplacer ko su boobaa nag dañuy génn facture rappel consommation maanaam yow li nga jot a lakk fekk sa compteur bi mënu ko lire mënu ko marqué loolu faw ñu xayma ko n'est-ce pas ndax est-ce que di ngeen am jumtuwaay pour xayma ko comme compteur bi yàqu na waa nañ am jumtuwaay pour xayma ko loolu am nañ ci ñaari jumtuwaay benn bi mun nañ xool ci compteur bu bees mi ñu la tegal ñu ne yow daal bu ñu la tegalee compteur bu bees bi ba léegi lii nga ci jot a lakk bu ñu ko xaymayee nag ñu indi ko ci fan yi nga toogoon te sa compteur bu yàqu bi marqué wul dara beneen bi mooy ñu xool facture yi nga daan jot bu ñu xoolee facture yi nga daan jot ñu mën a xam ne diw de bés bi nekk lii la daan lakk ci courant compteur am toog na ñaari weer ñetti weer mu yàqu marqué wul dara donc bu ñu jëlee ay factures yu yàgg yi calculer yow ñaata nga ci daan lakk par bés ci courant ñu ñëw nag indi ko ci période bi nga xamante ni sa compteur dafa yàqu woon waaw léegi ñu lay laaj Frédéric li aju ci par exemple ñiy faral di def fraude laaj bu njëkk bi déjà mooy ndax nit am na consommateur simple am na sañ-sañu dem ci compteur am lu mu ci réglé wala automatiquement lu mu ci soxla rek ndax dafa war a woowaat Senelec non compteur bi boo ko xoolee dispositif la de mesure maanaam day natt donc luy natt fii Sénégal dañ ko réglementé moo tax client bi compteur bi ak li mu munti am client bi warul dem di laalaal boppam compteur bi parce que li ci am rek ëllëg moom mooy doon responsable bi
moo tax da ngay gis ci compteur bi dañ ci bind propriété Senelec maanaam appareil bi jumtuwaay bi Senelec moo ko moom boo ci amee problème nag mun nga dem Senelec ne man daal sama compteur li mu mel wala nu muy doxee wala facture yu may jot daal bon yaakaar naa ni daal voilà jaarul yoon kaay leen ngeen xoolal ma ko su boobaa nag Senelec dina ñëw saytu compteur bi xool li ci nekk yëpp bu fekkee ne compteur bi daa yàqu tamit ñu fexe ba remplacer ko ci ni mun a gaawee comme ça nga mën a nekk ci situation bu régulière bu normal waaw léeg-léeg aussi ñu constaté li ñuy wax fraude soit nit ki dafay fexe wàññi ko am daal ci li muy consommé fraude lan ngeen koy expliquer yéen waa Senelec ak bu nit ki defee fraude ba pare lan moo ko ci mën a fekk fraude daal mooy maanaam nit ki fexe ba wàññi li muy làkk ci compteur am ba facture bi du toll ak lu muy làkk ci dëggantaan mën nañ ko tënk ci loolu daal fraude boo gisee fraude yi nag daa bëri façon yeneen saa yi compteur bi la ñuy laal ci biir compteur bi tijji compteur bi am loo ci def compteur bi bañ a dox normalement yeneen saa yi tamit dañuy bàyyi compteur bi dem directement courant bi fu muy jógee yóbbu ko ci biir installation yi bu boobaa compteur bi du gisati yow li ngay lakk da koy tëb voilà donc loolu ay façon fraude la loolu nag Senelec bu ko détecté ba gis ni yow yaa ngi fraudé wala voilà yaa ngi def lu dul loolu ci compteur bi Senelec nag am na tamit ay règles ay tëddalin yu mu teg pour mën a natt fraude boobu d'abord am na constat bi maanaam day yónnee ndaw xool vérifier que exactement yow yaa ngi fraude mën nañ dem tamit au huissier ñëw constater ni ki yow compteur bi nu mu mel ak bu ñu la koy jox ni am na différence xam nga loolu bu weesoo tamit client bi nag dinañ ko oo pour mu ñëw Senelec mu ñëw uyu si waaw loolu mooy entretien bi parce que tamit ñu ngi ci relation clientèle lu mënti am tamit fu ñu toog ñu waxtaanee ko donc su boobaa client bi dañ ko invité mu ñëw Senelec toog ñu expliquer ko situation bi ne ko sëriñ bi daal ñun daal buy ñëwee sa kër lii ak lii ak lii ak lii lañ fa fekk n'est-ce pas loolu bu jàllee tamit bu ñuy calculer facture bi waaw bu ñu defee nag suñu lu ñuy oowee simulation maanaam ñu xayma facture bi ni mu waree ni mu nar a toll bu paree nag dañuy woo client bi ñu informer ko ñu ne ko ah léegi daal ñun pare nañ suñu liggéey li ñu constaté woon wax nañ la ko xayma nañ ñun ñaata lañ ci perte donc li nga ci war a fay lii la ñu oo client bi toog ñu expliquer ko bu d'accordé mu signé këyit bi yeneen saa yi tamit client bi mun a d'accord su boobaa dossier bi ñun dañ koy yebal suñu ay service juridique wante taxul nag ñu bañ a facturer dinañ facturer fraude bi ndaxte ñoo loolu la tëddal ñu facturer fraude bi dossier bi nag ñu yebal ko suñu service juridique bu fekkente ne client bi nag d'accord na mu signé ñu facturer ñu jox ko facture bi su boobaa nag dañuy waxtaan pour pay bi nu mu koy fayee pour mu koy fayee boobaa nag am na possibilité dugal ci acompte maanaam genn wàllu gi waaw li ci des nag ñu xool voilà di ko fayee weer bu nekk maanaam ñu xool ñaata la ci mën a fay waaw mi koy fay waaw d'accord kon ñu daal di wéy ba tey yooyu ay leeral la aju ci wàllu facturation ñuy fàtte ne suñu gan tey moo nekk kii di Frédéric Didier Sady Bassène mooy chef bu département relation clientèle ak innovation ci direction commerciale bu Senelec Frédéric aussi bëgg nañu wax ci éléments yi nga xam ne yan élément yan ponk ngeen di dajale ba mën a def facture bi ay ponk maanaam fii laa sukkandiku ci consommation bi ci nangam ba ma ne taxe kon nag facture bi nii la tëddee. waaw loolu nag am na solo Adama ndaxte yeneen saa yi client yu bëri dañuy am jafe-jafe pour mën a lire seen facture pour xam Senelec nu mu def ba xam ni yow ñaata nga war a fay ci li nga làkk
donc facture bi boo ko jëlee li ciy dugg donc li ci njëkk a dugg mooy consommation bi maanaam li nga lakk consommation lu ñu tuddee consommation bi mooy li nga lakk nu mu toll ci courant waaw bu ñu génnee ci consommation bi nag am na lu ñu oowee période de facturation maanaam yow ci ñaata fan nga ko lakkee waaw ci ñaata fan nga ko lakkee loolu dafa am importance waaw après loolu nag am na lu ñuy tuddee tranche waaw voilà maanaam consommation bi nag dañ ko xaaj mooy li ñuy wax première tranche première deuxième tranche deuxième tranche troisième tranche après boobu sax xam naa dinañ ci ñëw ci leeral tuuti su paree loolu nag tranche bu nekk am na njëgam waaw tranche bu nekk am na njëgam waaw ak prix am waaw après tranche yi après loolu nag ñu ñëw ci taxes yi waaw taxes yi nag bi ci jiitu mooy li ñu oowee taxe communale leeral ko taxe communale maanaam loolu communes yi ñoo ko moom Senelec moomu ko dafa am pourcentage kon boo xam ne ci commune bi la jëm waaw commune bi la jëm commune bi nga xam ne Senelec ba fa la ne voilà waaw client bi commune fu mu dëkk commune bu mu dëkk am na wàllu ci facture bi waaw boobu mu ngi toll ci 2,5% n'est-ce pas waaw après loolu mu am lu ñu tuddee redevance waaw boobu fu mu jëm voilà boobu Senelec la jëm boobu compteur gi la ak branchement bi entretien branchement bi ok loolu moo tax client bi bu amee panne bu oowee Senelec du fay parce que loolu service boobu mi ngi koy fay ba pare waaw kon looloo waral ñuy def propriété Senelec ci compteur ñuy def propriété Senelec ci compteur wax nga dëgg waaw daa mel ni compteur bi dañ la kaa loué waaw donc ki la ko loué moom mooy toppatoo compteur bi toppatoo fil bi lay branché ak li si nekk yëpp n'est-ce pas waaw loolu nag bu jeexee nag ñu egg ci TVA TVA nag nguur gi moo ko moom waaw ok ñaata la pourcentage bi 18% mooy pourcentage u TVA bi waaw kon éléments yooyu daal ngeen di dajale wàllu consommation bi période ñaata fan la facturation bi am exactement am tranche yi nga tudd sànq c'est ça wax njëg bi nga xam ne tranche bi moom la am soog a wax nag taxe commune bi ak redevance bi ak TVA bi exactement léegi baatu tranche bii nag daanaka sonal nañu bëree bëri ngir ñu comprendre ko tranche yi doo ñu ko expliquer façon boo xam ne xëy na dina leer ci bopp ñëpp waaw tranche yi nag mooy client bi lu mu lakk bu fekkente ne woyofal la wala classique bi dañu ne ni client bi consommation dañ ko xaaj 0 ba 150 kilowattheures bu fekkente ne maanaam kër yi la daal kër maanaam domestique 151 ba 250 mooy deuxième tranche yi pour kër yi pour dëkkuwaay yi ak bu ñu weesoo 250 kilowattheures léegi nag tranche yi dafa am li ci nekk moo tax mu am importance waaw exemple bu fekkente ne wàllu dëkkuwaay la première tranche bi ak deuxième tranche bi client bi du ci fay TVA ok client bi du ci fay TVA waaye boo ko dépassé nag di nga fay TVA ci ñetteel tranche ba donc boo xoolee tranche yi nuñ ko tëddalee plus ngay lakk plus ngay fay lu cher première tranche bi fan la tàmbalee ba fan la yem première tranche bi njëgam mu ngi tàmbalee 0 ba 150 kilowattheures 0 ba 150 voilà njëgam mu ngi toll ci 91,17 francs loolu pour dëkkuwaay yi la nga ne njëgam mu ngi toll ci 91,17 francs 91 voilà deuxième tranche bi moom mi ngi jugee 151 ba 250 kilowattheures njëg li mi ngi toll ci 112,5 francs ok 112 ans 112,5 francs waaw troisième tranche bi nag boo dépassé 250 kilowattheures bi nag ba fi nga yem waaw boobu njëg li mi ngi toll ci 124,62 francs ok boobu bu ñu nekkee ci classique bi la waaye ci woyofal gi nag tranche yi maanaam ci wàllum consommation benn la waaye ci njëg li nag
deuxième tranche bi ak troisième tranche bi ci woyofal bi ñoo bokk. deuxième bi ak troisième. ak troisième bi ñoo bokk. est-ce que mënuñu wax ne ñee ñoo ëpp faveur ñi nga xam ne première bi ak deuxième bi dañu fay TVA. exactement ñooñu. parce que ñooñu la ñuy jàppale. ñooy néew gi doole yi. n'est-ce pas. waaye jeexul. bu ñu waxee tranche yi nag. am nga ci droit bu fekkente ne yow yaa ngi ci classique bi. am nga ci droit ci ñaari weer maanaam 60 jours. bu fekkente ne yaa ngi ci classique bi. bu fekkente ne yaa ngi ci woyofal bi. am nga ci droit ci benn weer maanaam 30 jours. donc moo tax ma ne la. période consommation bi am na solo. tranche yi tamit am na solo. waaw. d'accord kon côté boobu defe naa leer na ci ñu bari wala bu leerul itam auditeurs yi xam naa du ñàkk dinañu dugg daal di samp seeni laaj nga indi ci ay tontu am na question bi nga xam ne itam bëggoon nañu mu leer tranche de consommation yooyu yan la tranche de consommation yi. maanaam tranche de consommation yi nag. waaw defe naa wax nañ ci léegi nii. donc bu ñu nekkee ci wàllum dëkkuwaay yi la. waaw 0-150 la boobu du changé. 151 250 ak ñetteel tranche bi passé 250. dëkkuwaay yu yem yi comme sànq wax nañ ci wàllum doole appareil client yi. donc dëkkuwaay yu yem yi ñoom. seen première tranche 0 ba 50 la. seen deuxième tranche 51 ba 300 kilowattheures. seen troisième tranche nag bu ñu jéggee 300 kilowattheures yi ba fu mu mënti yem. waaw. d'accord léegi ñu ñëw ci beneen laaj bi tey jii éléments yi nga xam ne moom nga war a dajale ngir jënd woyofal mooy laaj bi ci toftalu yan la. waaw xam nga client bi buy jënd woyofal. moom numéro compteur am lay àndaale. numéro compteur am la yore. mën na dem Senelec. mën na jëndee tamit ci suñu ay partenaires. toog ci téléphone am wala mu dem ci seen ay boutique mu jëndee fa crédit woyofal. bu jëndee crédit woyofal nag. comme nuñ koy defee ci facturation bi. waaw noonu tamit lañ koy defee booy jënd crédit woyofal. maanaam boo joxee xaalis bi. système bi nag day ñu ko xool ndax yow am nga bor. voilà bu xoolee ndax am nga bor ba pare. mu ñëw nag xool est-ce que yow ci li nga bëgg a jënd. yaa ngi ci wàllum troisième tranche pour mën a fay TVA am déet. bu fekkee ne yaa ngi ci nag mu jël TVA gi. bu paree ci TVA gi mu jël redevance compteur bi. bu fekkente ne yow yaa ngi tàmbalee jënd ci biir weer bi. mu jël redevance compteur bi. bu jëlee redevance compteur bi ba pare nag mu doog a jël taxe communale bi. bu ñu naan waxtaanee sànq. léegi nag loolu yëpp bu ko jëlee li ci des nag. moom lay jël xool prix bi nga nekk. n'est-ce pas. mu doog nag joxe yow consommation maanaam mu jox la code bi méngoo ak consommation bi nga jënd. ak kilowattheure yi nga jënd. waaw donc woyofal bi noonu lañ ko tëddalee. pour mën a xool client bi li mu joxe. ñaata la ci courant. waaw n'est-ce pas. waaye nag am na leneen li ciy dugg nag. bu fekkee nag yaa ngi jënd ci ay partenaires mën nañ am ay ñoom seen ay frais de service. loolu nag demul Senelec. loolu ci service wala jëm. voilà boobu partenaires yi moo ko moom. moo ko waaw mën na nekk boobu mënuma tudd seen tur. ñoom bëri nañ. defe naa clients yi min nañ léegi. ñooñu ku nekk nag da nga am say frais. te seen frais yi nag tolloowul ba ñu. voilà waaw bon fii dafa am fooy wax ne daal dinañu xool itam client bi ndax amul ay bor. waaw foofu bor bi ba ñaata la mën a yem wala loo mën ci am ci bor rek. foofu nag bor bi amul limite. loo mënti am ci bor rek. woyofal bi mën na koo àndal. soo amee bor nag waxtaan la diggante yow ak Senelec. nga xam nag bor bi noo koy fayee. buy nekkee ci woyofal bi nag. mën nga fayee bor bi ci anam yu bëri. mën nga ne Senelec man daal bëgg naa saay su may jënd daal. saay su ma ñëwee jënd daal bëgg naa ngeen jël fi maanaam 5% ci li ma joxe. day am. wala nga ne Senelec man daal bëgg naa saay su may jënd daal joxe 1000 francs pour sama bor. waaw wala tamit nga ne man li ma arrangé mooy. bëgg naa weer bu nekk joxe
benn montant fixe ngeen jëlee ko ci bor ji loolu ay possibilité la yi am Senelec waaw donc client yi bu ñëwee agence ba dinañ ko expliquer waxtaan ak moom ba xam ni moom doole moom fu mu toll nag jox ko solution bi gën ci moom ok waaw kon daanaka genre relation la diggante client bi ak waa Senelec nga xam ne dañ koy teg ci ay base rek ñu appliquer loolu exactement waaw léegi nag kii laaj ci li nga xam ne nag mooy buy dugal ngir jënd te li nga xam ne mooy ci partenaire yooyu nga tudd pour am crédit bu mënul jàll rek baatu montant insuffisant maanaam li nga am doyul neen tontu boobu di faral di ñëw ndax mën ngeen ci indi ay leer waaw loolu nag bu amee c'est vrai que loolu day faral di am client yeneen saa yi dañuy dem ci yore seen téléphone dugal seen montant lancé ñu tontu leen ni montant insuffisant waaw loolu bu amee daal client bi na xam ni daal am na li nekk ci compte Woyofalam maanaam mën na am na bor bi fa nekk waaw wala tamit client bi toog lu yàgg te jëndul crédit su boobaa nag redevance bi comme weer bu nekk client bi daa war a fay redevance su boobaa nag redevance bi Senelec daf koy multiplier par nombre de weer yi nga toog te jënduloo donc su boobaa yow xaalis bi nga yaakaaroon ni yow mun nga fi jënd crédit du doy wala du mat dañ ko ciy dindi donc loolu bu amee client bi mun na woote suñu centre d'appel bi muy 33 867 66 66 waaw bu wootee joxe numéro compteur am nag ñooñu dinañ dugg ci système bi xool expliquer ko lépp lu tax mënul jënd crédit wax ko tamit ñaata la war a joxe pour mën a am crédit bu doy d'accord waaw léegi maanaam li ñuy naan lu woyofal bu ñu ko doon méngale mën nañu wax ne vente en détail la à partir de combien wala loo am rek mën nga ko dugal pour jënd crédit woyofal bi nag à partir de 1000 francs mën nga commencer jënd crédit lu tax à partir de 1000 francs ndaxte redevance bi mi ngi toll ci 429 waaw 429 francs buñ si tegee tamit TCO bi donc li ci des montant boobu biy des nag boo ko calculer ci première tranche bi di nga si mën a am benn kilo wala ñaari kilo moo tax ñu ne à partir de 1000 francs ok léegi laaj bi may laaj mooy ñaar yooyu nga expliquer sànq bu ci ne ak avantage yi ci nekk tey jii buñ ko doon wutale mooy diggante woyofal bi ak classique bi ban différence nga ciy indi ak bu gën différence bi ñu si mën a seetlu mooy classique bi yow di nga toog ñaari weer di lakk courant doo mën a xam yow li nga lakk ñaata la toll di nga jékki-jékki rek ñu indi la facture waaw ne la sëriñ bi daal sa facture a nii la toll yeneen saa yi nga jaaxle bu fekk la ci ay jafe-jafe doo mën a fay facture yi loolu nag mun a dem ba jural la coupure c'est vrai que Senelec loolu tamit neexul ñu bari dem di couper ay clients waaye tamit yéen a ngi coupé ba léegi waaye bon xam nga rek kuy ut comme bëgg a doxal société bi yeneen saa yi fa nga egg loo xamante ni tamit neexula torop maanaam coupure gi waaw donc tandis que boo nekkee ci woyofal bi nag yow yaay gérer say consommation maanaam yow yaay xool li nga soxla kañ nga ko soxla nga jënd ko nga def ko sa compteur di ko surveiller ndaxte nag compteur woyofal bi nag information yi muy joxe moo ëpp li compteur classique bi di joxe compteur classique bi moom da ngay ñëw rek lire fii laa toll jeex na waaye mënoo xam ñaata nga consommé ak ñu demee noonu ci compteur woyofal bi nag dina la wax ñaata nga consommé ñaata moo la dese ci compteur bi dina la wax démb li nga jot a lakk barki démb li nga jot a lakk weer bu weesu li nga jot a lakk donc su boobaa li ngay am ci jumtuwaay pour ma yow mën a xayma yow li ngay lakk dina la permettre nga mën a gérer sa poste waaw d'accord te tamit kenn du lu ñëwati di la déranger ndax coupure wala ngay daw ci gannaaw facture nga ne facture bi tardé na gisuma facture bi ak yeneen jafe-jafe benn laaj foofu ci wàllu facture bi facture bu tardé
yow nit ki consommateur wala client bi remarqué ko nu mu war a def automatiquement. li gën a gaaw tey. waaw jamono bu ñu toll mooy mu wootee centre d'appel. ok saa yi bu wootee centre d'appel rek ñoom nañ dugg ci système bi. xool ndax am na facture bu bees. wala am bu fekkente ne am na facture bu bees ñu wax ko facture bi ñaata la. waaw même bu jotul kayit bi dina xam. même bu jotul kayit bi dina xam. facture bi bu ñaata fekkee ne moom sax am na adresse email. ñooñu mun nañ jël facture bi ñu yónnee ko ko. transféré ko ci adresse email am. waaw sinon mun na jóg tamit. bu fekkente ne soriwul torop agence la. dem agence ko laajte. ñooñu xoolal ko. bu fekkee ne am na facture ñu tireel ko duplicata. ñu jox ko facture bi. ok kon yooyu yëpp ay xeetu solution la solution la laaj bi aussi nekkoon lu ma dégg dama bëggoon rek ma am ci ay firnde ndax léeg-léeg Senelec dafa daan may clients yi par exemple weer wi boo fayul ñu bàyyi la ba weer ba ca topp ñu boole yëpp loolu da ngeen ko bàyyi léegi chaque mois automatiquement nit ki dafa war a fay wala mooy koy facture classique yi. non loolu bàyyuñu ko. boo xoolee facture classique bi saa yi bu ñu la joxee facture bi. Senelec dina la may. benn weer pour nga mën a dem Senelec fay sa facture. boobu ba léegi muy en cours boobu ba léegi mi ngi am maanaam 35 jours nga ci am. délai de paiement. lu ñu tuddee délai de paiement. donc loolu ba léegi mi ngi am. waaye li ñu gënal daal mooy. client bi saa bu jotee facture am. mu bañ a toog lu yàgg. voilà mu bañ ko cumuler. parce que boo ko cumuler nag jafe-jafe mën na la dab ci diggante bi. su boobaa day gën a métti si yow voilà day gën a métti si yow pour fay. waaw Frédéric DJ Sadi Bassène mooy suñu gan ñu fàttali ko moom mi nekk chef département relation clientèle ak innovation ca direction commerciale bu Senelec Alassane mën nañu ubbi antenne bi réew mi bitim réew 88 628 98 98 bitim réew 33 841 22 33 ngeen man rek leerlu ci li ñuy waxtaane Frédéric bëggoon nañu xam itam est-ce que facture yu clients yi waa Senelec dañ koy estimer wala déet Senelec du estimer facture client yi fu ñu toll nii Senelec du estimer donc Senelec dafa am obligation dem ba ci compteur gi lire ko indi index bi comme li mu la ko expliqué bi ñu tàmmalee dugal ko ci machine bi pour mën a génnee facture yi bu fekkente ne jamono war na dox ba ñuy estimer loolu commission bi dina ci wax association de consommateurs yi tamit dinañ daje ñi nekk ci wàllum courant nañ daje waxtaanee ko ba pare doog nag dem di jëfandikoo li ñuy wax estimation la. waaw boo gisee ñu laaj ko sax dafa am souvent ñu naan à chaque fois facture bi bu consommé lu bari wala lu bariwul daanaka du génn ci loolu daal li ñuy faral di fay moo tax ñu jàpp ne peut-être wàllu estimation moom moo ci am. non lu doon estimation. xam nga facture courant. moo gën a yomb saytu. ndaxte compteur bi ci këru client bi la nekk. n'est-ce pas. waaw donc client bi su jotee facture am. bu demee xool compteur am. xool yi nekk ci facture bi. automatiquement dina xam. est-ce que ñoom lu ñu jël est-ce que lu jaadu la wala lu jaaduwul. te am na possibilité. toujours def réclamation ci facture bi. waaw su boobaa dañuy yebalaat beneen ndaw mu jaar ko. vérifier. bu fekkee ne Senelec moo juum. Senelec dina ko corriger. bu fekkee ne tamit Senelec juumuñu dañ wax client bi sëñ bi ñun juumuñu. li ñu relever nag ak li nekk ci facture bi baax na. ok d'accord léegi ñu amoon beneen laaj mooy bu fekkente ne nag nit ki gis na ne facture am wax dëgg yàlla élevé na te njort na ne xëy na consommé wul loolu. lan moo war a mën a rek doon doxalinam. donc doxalin bi comme ni mu ko waxee. mooy def lu ñu wax réclamation. réclamation nag pour def ko. client bi mën na dem ba ci agence ba. laajte. fu ñuy defee réclamation. ci accueil bi. n'est-ce pas ñu bindal ko. réclamation. waaw allo salaamaaleykum. allo waaw. waaw soo leen defaay. waaw ñu ngi fii. ñu leen di jaar yéen ñëpp waay. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. kontaan ci émission bi lool. jërëjëf waaw. allo. yow la ñuy déglu waaw. ni ñoo ngi kontaan ci émission bi lool. jërëjëf waaw. leer na. te leer na lu bari lu ñu xamul woon ñu ngi koy xam ñu ngi gërëm waa Sud FM bu baax a baax. jërëjëf yow it. di xamal monsieur Bassène kon ne ko vraiment. premier problème bi ñu am Senelec mooy. moom ni muy waxee nii. la plupart du temps du toujours loolu la ñuy fekk ci accueil ba. waaw comme.
la plupart du temps nit yi gaaw a énervé la ñu doon contre des personnes yoo xam ne dañoo comprendre ak ñëw ak xët-xët boo xam ne dañoo gis lu ñu comprendre. côté clientèle boobu daal bu ñu ci mënoon a dimbali dina baax trop. waaw la plupart du temps problème fu mu ci amee rek. ñun dañ ka ñëw man dama jàpp ne dafa xamul di ñëw laaj léeg-léeg nag mu ñëw fekk comme ni mu ko waxee fekk nit ka am ay jafe-jafe ñu facturé ko lu rëy. mu ñëw ak dooleem boo fekkee koo xam ne day gaaw a énervé rek day indi problème. waaw loolu daal la ñu bëggoon ñu góorgóorlu ci ak ñi ñëw ci kër yi aussi. léeg-léeg tamit c'est vrai que ne léeg-léeg ñu fekk ci kër yi lu dul yoon waaye ñoom tamit léeg-léeg ñu am comportement boo xam ne. mooy indi problème bi. waaw tur bi mën nga ñu fàttali tur bi kon suñu participation ci émission waaw tur bi. Moussa Dramé. Moussa Dramé jërëjëf Moussa. waaw kon dañ lay bàyyi nga tontu Moussa ba pare dégg nga li mu wax wàllu accueil bi daal ci barabu agence yi léeg-léeg nee ñu comportement yi ñoom duñ ko rafetlu. waaw dégg nañ bu baax Moussa Dramé n'est-ce pas ci li mu wax donc c'est vrai mën nga nekk client. dem ci accueil bi. ci accueil Senelec yi. n'est-ce pas nga am fa jafe-jafe. loolu dina am. waaye loolu bu amee rek daa fekkante ni ki nekk ci accueil bi tamit mu nekk peut-être yeneen situation parce que mënuñu xam nit ki daal nit la rek mun na xëy am yenn jafe-jafe ñëw ci bërëb liggéeyukaayam du xam nag nu muy comporté woo fekk événement yi dépassé ko mais loolu nag dañ siy baalu ak bu baax a baax ñun waa Senelec parce que tamit suñu liggéey clients yi ñoo tax ñuy xëy bu client amuloon man lu mu fi toog di wax ci wàllum Senelec n'est-ce pas moo tax nag Senelec direction commerciale dafa teg ay programme formation pour ay agents d'accueil ay programme formation ci wàllum accueil clientèle ci wàllum éthique ci wàllum déontologie tàggat leen ci voilà tàggat leen xam yow situation boo munti nekk client bi bu ñëwee daal am na dal bi nga war a am pour déglu ko n'est-ce pas jox ko ay tontu pour fajal ko aajo waaw n'est-ce pas donc Alassane mu ngoog ubbi nañu antenne bi ku bëgg rek laaj wala def sa participation nga def ko ci 88 628 98 98 wala bitim réew 33 841 22 33 kon ñu ngi nekkoon nag Frédéric ci laaj bi nga xam ne moo aju ci facturation bu yëkkatiku ak nit ki naka la koy dabaatal. donc client bi bu yaakaaree ni moom lu ñu ko facturé daa ëpp wala jaarul yoon donc bu ñëwee agence ba mën na fa def réclamation maanaam dem ci accueil bi ne leen man damaa bëgg ngeen bindal ma ni kat man li ngeen ma jox ci facture daal yaakaar naa ni lakkuma ko wala tolloowul ak li may lakk n'est-ce pas bu fekkente ne tamit client bi mën na bind déposer ko ci secrétariat agence ba su boobaa Senelec daa am obligation tontu ko su ko tontoo ba pare ne ko waaw sëriñ bi jot naa sa réclamation Senelec nag daa war a yebal ndaw ci këru client bi waaw ndaw si nag bu demee day xool compteur bi xool client bi li mu wax may ñi foofu ñu jël fi ne ci ligne bi ba pare allo salaamaaleykum Adama waaleykum salaam waaw man la Djidiack Touré yow la Djidiack waaw Djidiack waaw Djidiack ça va ñu ngi leen di remercier jërëjëf waaw di leen ñaanal affaire bi am jëm kanam bu baax a baax amiin yaa rabbi waaw macha allah di leen baalu àq nag ci julli bi ñu jublu baal nañ leen yéen ñëpp waaw man dama am benn constat bu ma def sama kër waaw ñaari yoon a ngi nii dañ may indi la bon de coupure ñaari yoon waaw yi tegloo waaw te man duñ ñëw relevé duñ andi facture bii passé rek bi ma waaj ñëwee di andi fii bon bi dafa fekk ma liggéey sama jabar la fekk sama kër mu ne ko dama leen indil bon de coupure sama jabar woo ma paas na agent bi ma ñaan agent bi njëkk mu ne mun naa la may mais da ngay dem fay ba naka damay fay léegi mais da ngeen ñu war a andi facture mu ne moom si moom parce que bon de coupure kese lañ ko jox bii mooy deuxième fois la ñu def na waaw merci beaucoup mën nga fi bàyyi sa numéro waaw mun na mu la neexee ma bàyyi sama numéro waaw ñaata la 76 waaw 615 49 15 615 49 15 léegi yow fan la exactement Wakaam cité avion Wakaam
waaw cité avion. cité avion derrière église bleue. ok waaw. waaw kay Arouna merci. jërëjëf waa kay ñu jaajëfal ko boobu beneen laaj la. waaw Frédéric kon ñu daal di ci déglu sa tontu. waaw effectivement xam naa nag monsieur Touré am na peut-être ay quelques jafe-jafe wax na ko ci wàllum réception facture jot facture. donc lu ñu mën a def mooy suñu génnee ci émission bi. ñu woo ko pour mu jox ñu numéro compteur am wala numéro abonnement bi. comme ça bu ñu ko xoolee ci système bi ñu mën a xam lan mooy problème bi. est-ce que adresse bi nu ñu ko si dugalee baax na jaar na ci yoon. ak loolu yëpp. su boobaa nag dinañu oo suñu collègue yi nekk Wakaam. comme ça ñoom ñu xool facturation bii di ñëw ñu mën a topp facture ji Djidiack Touré. ba mu jot si daal. waaw léegi généralement de manière générale lan mooy waral yu mel noonu lan moo koy waral. yu mel noonu. boo gisee clients yi. bu ñuy def abonnement. Senelec daa am nu mu tëddalee dëkkuwaay. maanaam daf ko cartographique. donc mën na am erreur ci classement client boobu maanaam ñu dugal ko feneen foo xamante ni moom dëkku fa. waaw su boobaa nag facture bi bu ñëwee. ku yóbbu facture bi nag. feneen nga ko yóbbu da koy sànni feneen. voilà moo tax ma ne la. bu ñu demee nag ba laaj ko moom abonnement am ak loolu yëpp dinañ mën a xool exactement. lan mooy problème bi. d'accord voilà. waaw kon mu nga comme yor ngeen numéro bi xam naa bu ñu paree ñu def suivi bi ci wàllu boobu. c'est ça yaa ngi dem jeexal sànq ci wàllu facture élevé yi. ci wàllu facture élevé yi. réclamation donc client bi tamit mën na bind. mën na bind Senelec dineen man daal jox ngeen ma facture waaye facture bi daal. daa xaw a saf ci man yaakaar naa ni man lii lakkuma ko. consommé wu ma ko. su boobaa nag Senelec bu fa yebalee ndaw. kooku dina ñëw xool compteur bi. bu xoolee compteur bi xool day ñu ko xool nag aspect extérieur bi. est-ce que compteur bi amul dara lu ci yàqu boo ko xoolee. su paree ci accès extérieur bi nag xool fonctionnement compteur bi. est-ce que compteur bi mu ngi dox normal. bu defee inspection boobu nag. su paree moom dina bind rapport. ne compteur bi baax na wala yaakaar naa ni compteur bi am na problème. n'est-ce pas. bu fekkee ne nee na compteur bi am na problème nag. day enclencher beneen yoon boo xamante ni nag foo la ñuy jaar pour mën a changer compteur bi. waaw d'accord. bu fekkee nag compteur bi baax na. nañ tontu client bi ne ko ñun ñëw nañ fa. lu ñu gis nañ ni sa compteur bi baax na boo yaakaar nañ ni facture bi baax na. su boobaa client bi tamit mën na ne man de d'accord nga. su boobaa dañuy jéggi. daa am leneen li ñu si tegaat. nañ naan client bi nag am nga droit laajte li ñuy wax étalonnage maanaam boobu beneen service la ñuy oo. ñooñu nag dañoo yor yeneen jumtuwaay. maanaam ñooñu seen technicité. moo gën a pointu tey indi ay appareil ñu branché ko ci compteur bi di xool compteur bi réellement li muy génnee ci biir. n'est-ce pas. loolu nag pour def ko client bi dañ koy wax soo bëggee nag équipe yi déplacé wu. da ngay joxe caution. te équipe yooyu bu ñuy déplacé wu. dañuy déplacé tamit beneen service bu nekk ministère du commerce maanaam division de la métrologie. yooyu nag dañuy engagé ay frais. donc client bi day déposer benn caution. équipe Senelec bi dina teew ak waa division de la métrologie. te dañuy jox tamit rendez-vous client bi. bu mënul ñëw mu tettal ku ko mën a représenter. voilà maanaam genre àtte la ñuy def. ñooñu nag ñoo ñëpp bu ñu fa taxawee nag. équipe Senelec bi ak waa métrologie nag doog a def seen liggéey. ci compteur bi. joxe seen conclusion. bu fekkee nag compteur bi nee nañ baax na. su boobaa caution bi day def Senelec. waaye nag bu équipe bi newee compteur bi client bi wax na dëgg compteur bi baaxul. su boobaa client bi nañ ko delloo xaalisam. changer ko compteur am. corriger ay facture am. voilà. kon yooyu yëpp da ciy am ci procédure. yooyu yëpp da ciy am ci procédure yi nag. d'accord procédure bu guddul nag waaye loolu yëpp da ciy am. mel na ni dina yàgg aussi. waa dina yàgg ça dépend tout dépend ci disponibilité équipe yi. parce que yenn saa équipe yi nekk ci yeneen liggéey. voilà pour mën leen déplacer yenn saa yu nekk ci région yi. mu leen déplacer ñëwaat ba Dakar. dina xaw a jël temps tuuti. voilà caution bi aussi defe naa ñaata la wala du ngeen ko ñoom ñoo ko.
caution bi daal bon su ma juumulee mi ngi toll à peu près ci ay 30 000 wala 32 000. waaw waaye daal dinaa mën xool. li gën a précis daal après ma. nga joxe ko voilà ma joxe ko. waaw kon 88 628 98 98 ñu 33 841 22 33 ñu woy ci seen émission pencum Senelec ñu ciy dalal kii di Frédéric Didier Sady Bassène mi nekk chef département relation clientèle ak innovation ñu daal di dikk ci laaj bi yitteel ñu bari nag te mooy rek naka la ñuy def ba jóge ci compteur classique yi daal di nag dem wala bu fekkee dañoo bëgg rek dem ci compteur woyofal. waaw léegi nag boo bëggee client bu bëgg a jógee ci classique bi dem ci woyofal bi nag. boobu Senelec def ko yomb la. waaw. déjà client bi pièces yi mu nar a joxe. maanaam document yi. photocopie pièce d'identité lañ ko laaj. ak su ko mënee tamit mu indi ñu benn ci ay facture am ngir ñu mën a xam ban compteur la ñu war a soppi yóbbu ko woyofal ba pare nag client bi du ci fay dara maanaam opération bi yëpp c'est totalement gratuit voilà. léegi ki nga xam ne nag dafa ñëw moom musul am dafa ñëw rek pour wut ko moom lu muy indi. client bu bees nag lu muy indi dina indi photocopie carte d'identité bam contrat de location fi mu dëkk bu fekkente ne daa loué wala këyitu kër bi bu fekkente ne moom mooy borom kër ci waaw loolu lay indi Senelec bu ko defee nag ñu defaral ko abonnement bi tamit cherul mun nañ wax ni jëg li mi ngi toll ci 5000 n'est-ce pas 5700 en tout cas daal eggul 6000 bu fekkente ne compteur yu ndaw yi la bu fekkente ne compteur yu mag yi la tamit njëg li eggul 7000. lan mooy déterminer compteur bu ndaw ak bu doole appareil yi la rek doole appareil yi ak client yi nu mu installé këram parce que yeneen saa yi di nga gis ñoo xamante ni dañuy bëgg seen kër nag ñu def ay appareils yu bëri dañuy installé li ñuy wax ñun triphasé n'est-ce pas bu fekkee nag ñoo xam ne nag dañuy def installation bu yem rek def fa monophasé voilà loolu mooy différencier ñaar yi n'est-ce pas léegi nag ki nga xam ne dafa doore def compteur yu ndaw yi mu dem ba ci biir est-ce que am na possibilité pour soppi. waaw am na possibilité pour soppi. waaw bu demee ba ci biir gis ni que man daal li ma soxla woon mooy am voilà courant bi gën a am doole. moom te njëkk a soppi installation kër gi. ba pare. waaw doog a ñëw Senelec ne leen man damaa bëgg a changer ngeen yóbbu ma ci triphasé ndaxte damaa am ay appareils yu bëri léegi. su boobaa nag nañ ko defal lu ñuy tuddee avenant. voilà ñu indil ko nag compteur bu méngoo li mu soxla. voilà d'accord ba tey ñu ngi ubbi antenne bi ci 88 628 98 98 ñu dalal tey jii Frédéric Didier Sady Bassène bu chef département relation clientèle ak innovation ca direction commerciale bu Senelec Sady kon ñu daal di laaj bi jëm ci wàllu naka la système calcul yi di daal di amale lii di consommation woyofal. waaw am na nag question boobu nag. waaw compliqué na. waaw xaw na jaaxal suñuy clients yi. xam naa surtout séeréer yi moom xam naa moom duñ si mën lu bëri daal. bari na lool ay revendications. exactement. donc nu ñuy def nag ba di calculer consommation woyofal bi. donc damay joxe exemple rek. bu fekkente ne yow client bi tey yow. am nga sa 10 000. nga dem daal nga ne voilà damaa bëgg a jënd crédit. comme ni nga ko waxee sànq daal boo ñëwee rek bu ñu dugalee montant bi ci système bi day dem xool yow est-ce que yow am nga fi bor bu fekkente ne am nga bor mu coppati ci 10 000 bi jëgum bor bi bu fekkee ne amoo bor mu dem mu xool bu fekkee ne nag yaa ngi tàmmalee jënd ci weer yi foog nga fay redevance bi benn yoon ci weer nga koy fay benn yoon nga koy fay bu fekkee ne compteur yu ndaw yi la 429 francs compteur yu mag yi moom mu ngi toll ci 1427 1427 francs donc jël na redevance bi su paree nag mu jël taxe communale yi parce que taxe communale yi foo mu jox ko lii di commune gi ñun moomuñu ko n'est-ce pas bu jëlee taxe communale bi nag li ci des mu xool léegi est-ce que li des yow yóbbu na la ba 3e tranche bi am déet bu fekkee ne yóbbu la ba 3e tranche bi système bi du jël TVA mu xool ñaata moo ci des nag mu yóbbu ko ne lii tant de kilowattheure la
exemple boo jëndee 10 000 francs di nga am à peu près li jege ay 100 kilowattheures dépassé ko tuuti. Donc loolu yow mooy sa premier achat du mois. Donc yaa ngi tàmbalee jënd ci weer gi. bu ñu desee ci biir weer gi toujours nga ñëwaat jënd. encore 10 000. nga bëggaat jënd 10 000 crédits. su boobaa système bi dina xoolaat est-ce que yow sa bor saay booy jënd bu nekk la koy jël am déet. bu fekkee ne saay booy jënd bu nekk le système bi di jël sa bor su boobaa dina coppiwaat ci 10 000 yi n'est-ce pas su dul loolu nag mu bàyyi 10 000 bi noonu mu avancé redevance bi du ko jëlaat ndaxte redevance bi benn yoon ci weer gi lañ koy jël. donc du ñu jëlaat redevance. bu ñu demee nag TCO bi nag dañ koy jël à chaque fois. saa boo jëndee rek. waaw parce que TCO bi dañ ko méngalee ak li ngay jënd ak énergie bi nga soxla donc saay boo jëndee rek TCO bi moom faw ñu jël ko donc dinañ jël TCO bi bu ñu jëlee TCO bi ba pare nag li des système bi dina xool ni ah man li des daal kii bi mu ñëwee jënd première fois bi daal 100 kilos laa ko joxoon te première tranche bi 150 kilowattheures la ci benn weer donc dina ne ah kii daal dese na ko 50 kilowattheures ci première tranche bi donc mu jox la 50 kilowattheures ci njëgum première tranche maanaam ci njëgum 91,17 francs su ko defee nag mu ne ah comme jox naa ko 50 kilowattheures te 10 000 yi daal li ci desoon 9 000 et quelques yi ay 100 et quelques kilowattheures la woon donc desee na ko fii encore 50 et quelques kilowattheures ay 52 53 kilowattheures mais 53 kilowattheures lu nag bu la koy jaay te la koy jaay ci njëgum deuxième tranche bi ndaxte yow te 150 kilowattheures jox nañ la ko ci bi ngay njëkkee jënd 100 kilowattheures yi ak 50 kilowattheures yi bi sa deuxième achat léegi yow yeneen 50 kilowattheures yi nag suñu la koy jaay ñu la koy jaay ci njëgum deuxième tranche bi donc noonu lay demee léegi nag da ngay gis ay clients di jënd ba dugg ci troisième tranche bi nag boo duggee ci troisième tranche bi nag njëg li day gën a cher parce que bu boobaa foofu ñu jël ci TVA gi moo tax yeneen saa yi da ngay gis ay clients ñëw ne ah man daal jënd naa 10 000 jëndaat 10 000 li ma jënd tolloowul bu ma jëndaatee 10 000 nag li ma jënd mu gën a ti néew as li ma jëndoon bu njëkk bi loolu nag mooy réclamation yu ñu faral di jànkonteel souvent lii moo koy indi nag d'accord waaw laaj bi ma lay laaj mooy première tranche deuxième tranche ak troisième tranche la ban moo ci gën bu en terme de achat d'énergie maanaam boo doon jënd tey jii sa kër ngay consommer deuxième tranche génnee ñaata ci xaalis jënd moo gën a avantage li ñu wax clients yi daal mooy seen consommation yi ñoom dañ ko war a di ko gérer donc maanaam ñu xool bu ñu nekkee seen kër yi xool ndax amuñu ay appareils yi nga xamante ni dañ leen di bàyyi ñuy fonctionner kenn di leen utiliser parce que seen léegi mënul la wax ni yow première tranche moo gën wala deuxième tranche moo gën li ñu wax clients yi mooy boo nekkee ci première tranche ak deuxième tranche doo ci fay TVA waaye boo eggee nag ci troisième tranche bi nag xamal ni yow ñu ngi lay considérer comme koo xamante nag li ngay lakk dafa bëri su boobaa nag état bi da lay taxé ñu ne ah yow comme yow da ngaa am jumtuwaay am nga moyen pour lakk li toll loolu faaw nga indi sa participation ci fonctionnement kër gi maanaam mooy TVA ji loolu la parce que clients yi nag da leen di ñaan ñuy gérer seen consommation correctement ñu bañ a dépasser lu ñu soxla dañuy consommer donc ñoom lu ñu soxla ci courant bañ a dugg voilà ci ay troisième tranche redevance bi sànq wax nga ne benn yoon lañ koy fay par weer c'est ça ki nga xam ne fay na ko weer bi yàlla def weer bi ci topp moom consommé wul parce que moom amul kii am énergie am jeexul mu demaat ba troisième mois mu soog a fay ndax weer boobu dañ koy fay wala du ko fay waaw redevance gi nag comme weer bu nekk dañ ko war a fay donc boo tëbee benn weer jënduloo crédit dem ba ñetteel ba boo eggee ci ñetteel weer bi bëgg a jënd crédit su boobaa dañ la wax ni ah redevance ñaareel weer bi ak ñetteel bi dinañ ko boole nga fay ko ba pare après nag li ci des ñu jox la ko ci wàllum courant maanaam redevance bi nag c'est cumulatif dañ koy boole boo ko tëbee dañ koy boole waaw loolu mu nekk ci
facture bi mu nekk ci woyofal gi voilà loolu moom leer na waaw xam naa fu mu nekk nii sax waxtu wi mu ngi ñuy dab mu nekkoon nag ponk bu am solo wàllu charge yi ak li ci aju ki nga xam ne nag xëy na mooy dernière question bi sax ñu gaawantu ko parce que waa Kaaraange ñu ngi nii taxaw mooy ki nga xam ne jënd na lu bari ngir sakkanal waaye bu ñëwee daal day gis ne daanaka contraire bi sax moo ko ci dab. maanaam maanaam génne xaalis bu bari ne daal 30 000 yi au lieu de 14 000 yi ma daan jënd mu jënd yëpp waaye dafay gis ne daal li mu waroon am ci wàllu kilowatt dafay wàññeeku. waaw loolu nag bu amee mooy comme ni ma ko expliqué rek. woyofal bi ni ñu ko tëddalee. c'est pour vraiment nit ñi di yaxanal li ñu soxla ci courant. kon jarul ñuy jënd lu ëpp li nga xam ne moom la ñuy consommer. li nga soxla. jëndal li nga soxla. nga consommer ko. weer bi ci topp nga jëndaat li nga soxla nga consommer ko. waaw ok kon fii lañ ko yemale sa kàddu gu mujj laataa ñuy jébbale antenne bi. sama kàddu bu mujj bi nag mooy di leen gërëm yow d'abord di tàmbali ci yow d'abord Adama bi ma dalal fii ci Sud FM di gërëm tamit kilifa yi Sud FM yi ndax ñoom ñooy ñuy permettre ñun waa Senelec ñuy mën a waxtaan ak suñu ay clients effectivement n'est-ce pas di gërëm tamit samay collègues yi n'est-ce pas surtout waa direction commerciale ak ñu nekk tamit ci agence yi ñi nga xamante nag ñoom ñooy tout le temps jëfandikoo ak clients yi voilà di lancer nag ak message spécial nag suma waa kër di leen nuyu bu baax a baax n'est-ce pas di tàmbalee sama yaay ak tamit sama soxna di leen gërëm yéen ñëpp merci beaucoup. ok jaajëfal ko moom itam nga xam ne moo nekkoon suñu ganu pencum Senelec Frédéric Didier Sadi Bassène chef département relation clientèle ak innovation bu direction commerciale ca Senelec kon mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci jotaay bi daal di koy jaajëfal ak waa Senelec jaajëfal itam Alassane Wade mi ñu àndaloon ci sottandiku kaay bi fas yéene leen bàyyi ak seen émission Kaaraange Yom ak Mamadou Thiongane diggati leen daje ci seen nag émission pencum Senelec fii ak ñaari ayu bés jërë ngeen jëf ci déglu.